mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbalee ko wàllu njàng meek njàngale mi ñi naan nag intercadre ay syndicat enseignant tey jii nag fas nañoo yéene rek wéyal xeex bi li naan plan d'action jëm rek ci li nga xamante ni mooy grève yi ni amal mooy 6e plan d'action bi ñu nar a amal débrayage bu 9h jotee maanaam rek bu waxtu wa jotee ñoom jàngalekat yi dañuy génn daara yi ñibbi ëllëg nag grève totale lañ bëgg amal ca jamono jooju it kilifa yi ñu ngi leen doon tàllal loxo ngir rek ñu dellu ci yooyee daara ngeen gis démb xalif général des Tidianes dalal leen président de la république ay bés bee ñu génn waxtaan ak ñoom syndicat yooyu bëgg nañoo waxtaan ak seen base ñu xool ba xam danañ bàyyi boobee grève tey ji nag ci wàllu njàngale mi ba léegi jëwriñ jiin ko dénk dana xaymal li naan paquet jëm rek ci qualité njàng mi si suba gi lay amee fii ci Ndakaaru ci jamono jooju moom comme école publique yi grève bi bari fa trop ba tax na parents yi am ci jaaxle ñu ci bëri nag buñ amee doole bëgg nañoo rek jël seeni doom yóbbu leen ci privé bi jàpp ni daal foofu moom daal am na fa te tamit programme bi dana wéy qualité bi it jàpp na ni daal fa la gën a ñu àndi ceek Aïssatou Faye Fall. Manque de rigueur, manque de suivi, grève récurrente, l'école publique ne fait plus autant d'émissions. Manque de rigueur, manque de suivi, grève récurrente, l'école publique ne fait plus autant d'émissions. Manque de rigueur, manque de suivi, grève récurrente, l'école publique ne fait plus autant d'émissions. Manque de rigueur, manque de suivi. seetlu gi jàng gi na sax ci école publique yi yenn ci parents d'élèves yi dem ba takk seen ndig yóbbu seen ay doom ci l'école privée gi li waral coppeeku googu lépp mooy ne dañu gis ne l'école publique bi doxatul noonu. bu fekkente ni ñoom boo yóbboo sa doom ci école publique bi ci la enseignants yi baax yëpp nekk mais bu fekkente ni ils ne viennent pas enseigner. bon mais baax foofu mënutu fa gis baax kay di ngay ñëw mais boo ñëwulee baax amatu fa. Moussa Faye moom li mu wax mooy ne fi dal xelam doom fa lay yóbbu doomam. peut-être ci école privée yi ñoo ëpp rigueur ci jàngale bi ñoo ëpp tamit toppatoo bi ñuy toppatoo élèves yi actuellement parce que boo xoolee école privée yi école publique yi plutôt daanaka ñoom dañuy def ne comme que élève bi mooy loolu daal na jàng heure am jot rek mu dem yoonam daal il faut comme si dañ doon boucler élèves yi daal nañ fi jógee ba seen deux après kenn ku nekk ñu dàq la moo tax jàng Sénégal avancé ba. naam parents d'élèves bi moom nee na jàng bi mi ngi woy di sooxe ci l'école publique yi waaye fi doomam bi nekk di jàng foofu rigueur am na fa ba tey. loolu wax dëgg yàlla ndax élèves yi dinañ doon dégg français bu baax ba pare éducation bu baax amoon na tamit par rapport ak élèves yi ak ñi leen di jàngal daal vraiment loolu moom amoon na moom dëgg yàlla respecté woon nañ maître yeeg tout ça mais léegi moom li am moom doy na war daal mais autant moom vraiment jàng bi baaxoon na trop public bi muy jàngee nii moom école bu baax ngi noonu ba pare am nañ kii daal am nañ enseignement bu baax xale yi ñu ngi suivre ñu ngi jàng ba pare amul grève man fii moom sama doom di jàngee nii ren grève bi am yëpp gisuma ñoom musul ñibbisi. ñu jégalu ci jafe-jafe yi jànkoon teg ci njëlbéen boobee élément ci jamono jooju tamit wàllu wér-gu-yaram foofu it ay syndicat ñoom it bëgg nañu rek indi ay yëngu-yëngal ndax ñàkk bég ci accord yi nga xamante ni ñoom ak gouvernement bi signé woon nañ ko ñoom ñi ngi tudd waa ànd gësëm démb nag jàkkaarloo nañ ci ak taskatu xabaar yi ngir rek daal di xool fan la ni mujjee bëgg nañoo amal ab sitting ak conférence de presse ci daanaka rek ci gox-goxaan yëpp ñoom ñooñu nag bëgg nañ rek kon nguur gi daal di leen di létt wala mu firi leen def ak ñoom ni mu def ak waa SAMES maanaam beneen syndicat bi nga xamante ni ay médecins la ëmb ñoom démb ñoom waa ànd gësam ñu ngi ci doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi Ibrahima Kane Modou Diop. xeex bi asas ànd gësëm ne daf koy wéyal gannaaw doxu ñaxtu bi mu amaloon nag fanweeri fan ci weeru mars gi ñu génn kuréel gi ne ñaareeli poñ bu plan d'action nag moom la fas yéene wéyal bokk na ci lim si jublu nag fexe ba gouvernement bi daal di fay koppar yi nga xamante ne yoreel na ko bépp contractuel buy liggéey ci ministère de la santé et de l'action sociale naka noonu itam koppar yi ñu leen yoreel mu aju ci wàllu couverture maladie universelle ñu fay ko. suba nag talaata fukki fan ci weeru avril. ci fukki waxtu ba fukki waxtu ak ñett parce que 3 heures de temps la et dañuy taxaw banque suñu loxo mais dañ def urgence yi ak service minimum bi comme ni ñu ko waxee
bu ñu weesoo ci loolu nag te gouvernement bi sottalul mbir yi mais danañ defaat li ñu naan grève ñu ngi ko dëgmaloon na fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril mais yàlla dafa def bis boobu dafa taseeg ñaareelu fan bi ñu naan 16 et 17 ci appelu Layeen yi parce que suñu mbokk Layeen yi dañuy sargal limaamu dañuy def ay jàng ak ay recueillement ñu ne nag loolu waruñu mën a tax ñu def loolu parce que daaw jéeg ba mu amee aussi dañ leen bàyyi loolu dañ ko bàyyi woon ren tamit nee nañu nag duñ ko def le 17 le 17 lañ jàppoon mais dañ koy def le 18 maanaam fukki fan ak juróom-ñett àllarba bi ci topp. plan d'action gi nag ñu ngi koy déroulé mu méngoog jamono yi nga xamante ne premier ministre dafa woo kuréel gi sax ci waxtaan wante kuréel gi ci li ko soxal jàpp ne jamono ji waxtaan wees na li war moom mooy jëmmal accord yi nga xamante ne signé woon nañ ko ci atum 2014 ci leneen nag kuréel gi di wane naqaram rawatina jaaxleem gannaaw bi premier ministre daal di xaatime ab déggoo ci digganteem ak waa SAMES. pourquoi ñu génne benn syndicat daal di ñëw jox ko indemnité ba pare allongé jox ko retraite juróom-benn fukk at ak juróom te loolu bu amee gouvernement bi amoon nañu accord ak moom 2014 accord baa ngi fi moom la ñu wax ci suñu protocole bi mënuñu woon dama koy lijjanti tuuti rek mais loolu war naa mun a nekk mais bu ñu xëyee joxuñu ko mu xëy woo ñeneen ñoo xam ne gënuñu ay affaire bi jox leen ko day poser problème. Assas ànd gësëm ne taxaw na temm nag ngir wéyal xeex bi ba nga xamante ne nag lépp lu muy ñaxtu dinañ ko ko jox ci loolu nag ñu dëgmal grève ñaari fan ñaar fukki fan ak ñeent jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril bii lañ ko jàpp kuréel gi ne du ca yem sax dàqul benn yoon nag bañ a joxeeti bépp xibaar bu jëm ci wàllu santé wala action sociale lu ko dalee fanweeri fan ci weeru avril loolee nag kon ne na dina ko def bu fekkee ne nguur gi saafarawul ay jafe-jafe. ñu yokk ci ne ñoom ñu waa ànd gësam yooyu tey jii ci suba ndaje dox na seen digganteeg premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ndaje moom a ngay amee ca primature ñu am yaakaar ne buñ fa jógee kon déggoo doona am ci ñaari wàllu yi moom Imam Ndaw ak fanweer ak ñaari doomu aadama yi jàpp ni danoo laaleek mbiram terrorisme seen procès nag ubbi na démb ca chambre criminelle fii ci Ndakaaru ña nga woon nag ci mbiram ordonnance de renvoi ak tamit exception yi loolu nag avocat yi ñoom bëgg nañ rek ñu daal di atte seen ab client ndax jàpp na ni deful dara te wóol na boppam ñu ñëwaat ci enjeu yi nga xamante ni moom mooy enjeu yi dox ci boobee procès daanaka guléet de fii ci Sénégal mbooloo mu ni toll ñu leen di atte jëm ci wàllum terrorisme maître Assane Dioma Ndiaye bokk ci avocat de la défense yi ñu déglu ko ci micro Habib Faye. si dossier bu mel ni mënoo jël lu mat fanweeri nit ak ñaar yóbbu leen audience te doo am loo teg seen ndodd mais li ñu bëgg a wax rek mooy ordonnance de renvoi boo ko déggee mooy juge bi dafa jàpp ne am na ay charge buy yóbbu nit ki ci yoon kenn tegul ci kawam mu am ay preuve ay charge rek charge mooy loo xam ne xëy na mën nañ cee sukkandiku pour daan nit léegi nag ci biir audience bi ci le procureur am obligation nag indi ay firnde ne lii may toppee nit ñi ñoo koy def donc loolu moo ci ëpp solo gis nga ordonnance bi am na ay jéem nañu lënkaloo ay mbir ay ñu jógee Libye ñu jógee Nigéria Boko Haram ak ñu jógee xëy na Syrie ak ay projet yoo xam ne nee nañ amoon nañ ko ne dañuy def état islamique xëy na am na xaalis bu ñu jokkalante mais xam nga li ci ëpp solo mooy nga mun a wax nit ku nekk par rapport la nga koy topp ne def na ko te bañ a yem rek ci ay idée ay intention amoon nañu ñoom sababoon nañ nangam amoon nañu intention parce que ñun jàpp nañ ne am na loo xam ne bu doomu aadama demoon ba ciy dugg sax mujjul ba diku ne leekat demoon naa ba ciy dugg mais génn naa ci loolu jàpp naa ne dañ jugul ba diku ne leekat demoon naa ba ciy dugg mais génn naa ci loolu jàpp naa ne dañ ko war a gën a gunge ci déradicalisation boobu ñu doon woote wala mais bañ a opter pour benn répression systématique moo tax boobu duggagul am na aussi xëy na ni ñu jokkalante nit ñi ni ñu leen rapatrier Sénégal xëy na amoon na ay yoon yoo xam ne mënoon nañu waroon nañu fa jaaruñu fa donc daal mënuñu dugg lépp ci exception yi mais jàpp naa dina am exception yu bëri. ñu wax lu soxal wàllu diine altine bi ñu dëgmal incha allah ci la ñuy tàmbalee téeméer ak fanweer ak juróom-ñetteelu édition appel bu Seydina Limamou Laye Al Mahdi nara am ci diggante Cambérène Yoff ak Ngor démb nag am na CRD di comité régional de développement boo xamante ni ministre de l'intérieur moom moo ko jiite ci teewaayu kilifa diine yi nekk ci boobee tarixa moom ministre bi nag joxe na fa garantie ne lépp dina yemb ci loo xamante daal ñi taalibe yi buñ fa ñëwee danañ ko mën a am ba tax na rek appel bi bëgg na it mu jaar ci yoon ñu ànd ceeg Pape Fara ñi nga ak Mar Dieng.
service yi nga xam ne yëpp nag war nañu yëngu ci appel bi nga xam ne mu nekk téeméer ak fanweer ak juróom-ñett bu Seydina Limaamu Laay Al Mahdi ku ci ne joxe na ay garantie waaye comité d'organisation bi amoon na ay mbir yu mu yëkkati woon ci wàllu assainissement ak liggéey bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci dëkk ba. ñoom service yi fi nga xamante ne yëpp ñun amoon nañ ci ay peut-être ay jaaxle leeral nañu suñu xel et puis aussi dalal nañ suñu xol ci point yooyu tudd nañ ci léegi volet assainissement bi mais loolu expliqué nañu bu baax ni tali bi ni ñu ko dagge woon buñ bàyyee oto yi ñu jaar ci ba ci kanam ba mu xaw a stable Ageroute ci boppam jël na engagement ni dina fi jaaraat xool luñ ci mën a def pour mu uniforme encore. bi ñu génnee ci CRD bi ministre bi yor wàllu kaaraange biir réew mi dalal xelu famille Layène bi ne engagement yëpp yu ñu jël dinañ ko motale. dañuy xool poñ bu ne fiñ ci tolloon laata ñu yegsi ci ñun bu fekkente ne comité bi amu ci satisfaction ñu xool peut-être ci li ñu dénk lan lañ ci mën a yokk donc loolu mooy rencontre bi yaakaar naa ne parcourir nañ ak ñoom point yëpp te wax. La communauté internationale. service yi nga xam ne yëpp nag war nañu yëngu ci appel bi nga xam ne mu nekk téeméer ak fanweer ak juróom-ñett bu Seydina Limaamu Laay Al Mahdi. fii na yem leen mbokk yi ci xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd beeg télévision Futurs Médias bàyyi leen ak Baye Cheikh muy ak yéen seen émission Yeewu Leen Baye.